bismillahirrahmanirrahim onze billahi na seytaani rajim ñi ngi nuyu d'abord waa Kër Massar yëpp di jël nuyoo bi teg ci loxo préfet comme moo fi nekkal monsieur le président Macky Sall. Monsieur le président man la Shingo Sy président association Africanité Family ñuy représenté benn ONG bu nekk Espagne Africa Camina en même temps nekk directeur exécutif ONG boobu noonu tey acteur culturel bu Kër Massar yi département yónni ma d'abord ñu ngi lay njëkk a remercier ci promo ville bi nga xamante ne daf nga ko fi méttitu taataa bi ak yenn tali yi mu wàññeeku ci benn côté ñu ngi lay remercier aussi ci li nga ñu defal muy autopont bi tax tey xam nañ ne bu paree circulation bi dina tane et puis dina jox beneen xar kanam suñu dëkk ak yeneen réalisation yi nga xamante ne tey macha allah def nga ko fi ndax àdduna noonu la su loolu weesoo dama la bëgg a wax ni ici à Kër Massar côté culture bi dañu manqué ay infrastructure am nañ problème mu jot ay fonds culture am nañ problème mu am studio communal waaye nag damay ñëw fu am importance ma bëgg nga noté ko bu baax mooy dañ lay andil tey ay solution en tant que des culturels comme ni ma la ko waxee à travers les acteurs culturels ak association bi may diriger tey am nañ obtention wu am la première radio culturelle et communautaire pour le département de Kër Massar d'une valeur de plus de 10 millions lenn rek lañ lay ñaan muy nga gis ministère tutelle bi muy communication mu jox ñu fréquence bu ñu ko joxee lundi bu ñu amee espace bu ñu ko def avec le maire qui est là mardi ñu samp suñu rajo ñu la ciy déglu. deuxième bi beneen solution bi dañu am problème infrastructure centre culturel de réinsertion sociale sportif et éducatif tey am nañ financement bi nga xamante ne taxaw na d'ici 6 mois mooy photo bi nga gis bu ñu amee suuf espace mun nañ tabax centre bi nga xamante ne c'est plus de 50 millions bu ñu amee sa apport institutionnel loolu ñu bëggoon ko te mënuñu ko woon am ci li fi jot a weesu donc comme am nañ occasion bi nag ñu ne nañ la ko wax su loolu weesoo beneen solution lañ lay jox à travers la culture su neexee subhanahu wa taala bu ñu amee sa apport institutionnel à travers ONG bi nga xamante ne moom la ñuy représenté fii avec les acteurs culturels ci seen ndigal mun nañ am plus de 50 bus muy centre culturel yi dinañ ko am hôpitaux yi mun nañ fa teg ay bus écoles yi mun nañ fa teg ay bus loolu yëpp nag il faut ñu am sa accord institutionnel pour mën a dem jëli ji ko andi ko séddale ko département de Kër Massar avec ses 6 communes d'abord loolu nag bés bu ñu amee opportunité bi ki ko diriger mi ngi tudd Moustapha Cissé nekk en Espagne dëkk Kër Massar nekk doomu département de Kër Massar dëkk Kër Massar Nord loolu mooy solution yi donc soxla nañ aussi facilitation pour am ay visa pour mën a génn côté tourisme bi dañu bëgg nga valoriser village traditionnel yi nekk ci 6 communes yëpp côté artisanat soxla nañ benn village artisanal de dernière génération bi nga xamante ne foo waaye mën a jóge ci àdduna bi dina mën a ñëw jaay fii dina mën a ñëw jënd fii bëgg nañ aussi à travers artisanat bi nga jàppale ñu am ay implantation ay unité de production et de formation artisan yónni nañ ma nee nañ bëgg nañ nga labelliser seen ay liggéey soxla nañ aussi benn salon bi nga xamante ne tey dinañu mën a permettre international ñuy mën a di recevoir ay gan sur le plan de la culture et des arts aussi loolu duñu mën a permettre ñoom ay link pour mën a génn donc ci loolu moo lay bëgg a wax ni monsieur le président public bii nga gis nekk sama ginnaaw tey sa initiative bi nga teg muy jokkoo ak Macky tax na tey ñëpp juboo tax na tey ñëpp booloo tax na tey ñëpp bennoo te ni nga def contact direct avec les populations dafa am solo ndax lii ma am opportunité wax la ko tey yàgg naa ko bëgg a wax boo demee Pambal maire bi nga xamante ne mooy Cheikh Dione hôpitalam bi benn partie bi ñun ñoo ko équipé loolu bëggoon nañ ko pour les communes d'ici du département mais peut-être yàlla def na ni matul woon kon ma bëgg li ma la wax ni daar nga jël si ay solution à travers la culture ñun am nañ ci ay solution ci lu yàggul dara te li jiitu nag mooy rajo communautaire bi ndax rajo bi dina tax tey la culture du département mën a jàll ci fu yaatu ci réew mi dina tax tey
artistes yi artisans yi mën a exposer seen ay produits donc monsieur le président solution yi ma bëgg nga jël si ay décision daar pour que Kër Massar gis boppam maa ngi lay remercier di la kontaane di remercier tout Kër Massar yëpp jërëjëf Singosi voilà jërëjëf dama leen di ñaan rek bu fekkee bëgg ngeen ñu bëre jël ay kàddu foog ñuy xaw a gàttal laaj yi c'est vrai que war nañu expliquer mais man it danaa jéem a joxe réponse le plus largement possible maanaam nu mu gën a leere maa ngi lay remercier bu baax yow ak waa ONG bi nekk Espagne te Moustapha Cissé bu Kër Massar Nord nekk ki leen fa toogal ci Espagne te liggéey ak yéen dégg naa li nga wax aussi ci Promoville nag di ko tax a jóg mooy ni ma ko tuddee Promoville mooy promotion des villes maanaam andil communes yi ay tali assainissement ak éclairage public loolu mooy tax ab dëkk nekk ville tali ak ndox ak assainissement nag communes yi souvent dañ dul am capacité ak doole def ko moo tax état bi ñëw di leen feelu indépendamment ak yoon yu mag yi nga xam ni ñu ngi koy def muy la voirie classée alors pont boobu aussi nga wax lu am la parce que loolu yëpp dafa bokk ci programme de désenclavement pour que circulation bi di gën a jaar yoon te xam ngeen ni yéen déjà am na une partie terre bi dana mën a desservir ñenn ñi bu ñu yegsee booru Yëmbal aussi dinañ leen mën a boole ci programme mobilité maanaam ni ñuy fexe ba dem bi ak dëkk bi di mën a yomb si fépp fu waay mën a dëkk parce que ginnaaw terre bi dina am BRT dina am ay oto yoo xam ne ay voiture de rabattement lay doon mën na sax nekk ay car yoo xam ne dinañ leen tànn boole leen ci réseau boobu su ko defee fu waay mën a jógee di nga mën a jël léeg-léeg car wala bus ñëw jël train bi wàcc jël BRT loolu aussi loo xam ne la nekkatul ay lépp ndax fii ak at ci kanam BRT bi moom it dana pare ni terre bi pare daañu gis kon changement yu am solo yi am ci réew mi ak ci banlieue bi rawatina nag Dakar ak li ko wër ci wàllu culture wax nga dëgg amuleen infrastructure culturelle te département bu bees ngeen moo tax ma ne la département dafay am mandarga kon ministre de la culture jàpp naa ne mu ngi connecté wu xam na ne war na leen mën defal benn centre culturel boo xam ne moom ci budget état bi lay doon kon loolu jarul yéen ngeen koy def mën na aussi jox leen benn studio d'enregistrement ak studio musical boo xam ne niñ ko defalee yenn département yi bu xale yi bëggee ñëw di produire ci Kër Massar daañu mën dem foofu def seeni production daañu mën a am aussi sax sono pour que doo leen dem di ko jéggaani feneen donc loolu ministre de la culture maa ngi ko si jox ndigal pour mu toppatoo li jëm ci wàllu woowu ci Kër Massar centre culturel bi ak studio ak benn sonorisation pour waa Kër Massar jeunesse bu Kër Massar ci mbirum këru xale itam am na programme bu ma yëkkati ñu tuddee ko les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté muy këru ndaw ñi yooyu nag bu paree daañu leen jox foofu ay outils ñu bëgg a def informatique ak ñu bëgg jàng ay métiers dinañ leen fa woon ay bërëb yu ñuy jàng ay ateliers yi ñu koy mën defee mais surtout kuréel yi yor wàllu liggéeyu xale yi muy formation professionnelle 3FPT muy ANPEJ bi yor wàllu demande de travail muy aussi DER ak lépp loo xam ne ay politique gu état bi la si maison de la jeunesse et de la citoyenneté daa ngeen ko fa mën a fekk Kër Massar nag dinañ xool ban bërëb dinaa ko wax maire yi ñu xool kan ci maire yi mooy mën a am espace buy toll si 5000 mètres carrés parce que demi hectare lay doon ci lañ koy tabax pour li ma wax yëpp mën ci xeej parce que dana am fa piscine ak lépp lu jëm ci wàllu sport dégg ñu am ko dinañ ko boole ci urgence yi nga xam ne tàmbali nañ ko pour jeunesse bu Kër Massar rajo bi nga wax aussi bu dee rajo communautaire la dina wax ministre de la culture toujours en relation ak waa CNRA ak aussi ARTP xool nan lañ leen di maye fréquence xam naa ne Dakar nag fréquence yi presque
dafa saturé waaye mën nañ xool comme yéen a ngi ci département bu bees dans quelle mesure lañ leen di wutal fréquence pour que seen rajo boobu nekk rajo culturel wala boog rajo communautaire bien sûr da ngeen di respecter aussi charte yi ñuy jox borom rajo yi bu boobaa daañu leen jox lépp luy charte yu méngoo loolu ñu jox leen seen fréquence dinaa si joxe ndigal itam li ci des itam yaakaar naa ne mooy bus yi nga wax nag ministre de l'intérieur moom gis naa ko ci connexion bi léegi moo yor ONG yi foo ñu saytu xam ONG bi moom lan lay dox et puis bu fekkee am na ay bus yoo xam ne tam seeni at may nañ mu dugg fii ñu def autorisation yombalal leen su boobaa bus yi ñëw waaw mais foog ñu saytu ko nag xam ndax du ay bus yu am juróom fukki at yu ñu bëgg a jëlee Europe andi ko fii wala yu am ñaar fukki at ak du topp mais bu fekkee ne daal bus yi moom mën nañu daw te dëgg yàlla at yi taxu ko bëri lool lu mel no 8 ans ba 10 ans su boobaa mën nañ leen autoriser ñu ñëw kon maa ngi leen di wax xam naa monsieur le ministre dina jël contact ak préfet bu Kër Massar pour jël seen contact ci wàllu woowu ñu lijjanti ko wàllu visa nag moom mbirum ambassade la gouvernement du ko toppatoo ndax visa réew moo nit ku bëgg a dugg ci réew ma doon pour li mën nañu yombalal rek artistes yi nan lañ mën a def ba ñu mën a ñoom it am ay facilité waaye waxuñu artiste bu ne damay dem produire jaar fa ne mës loolu waxuñu ko parce que su boobaa boo ko defee ñeneen ñi ñëw si ginnaaw dootuñu mën a am visa léeg-léeg ay nit dem ci équipe coupe du monde wala leneen daal di réer si biir jaww ji loolu aussi du yombal politique gu visa te nag dama jàpp ne lépp tey looleen bitim réew surtout si dëkku tubaab yi boo leen ko defee fii ak ngeen suturaal ngeen tekkee fii seen réew te dara gënul neex tekki fi nga bokk tekki si say kon am nañu kuréel yu bari ñu taxawal ci gouvernement bi pour financer ñu soxla financement suñu réew maintenant nag bu fekkee pour dem partager expérience ci voyage parce que loolu du ñàkk su boobaa foog naa boo leen amee des cartes d'acteurs culturels peut-être ñun ñu def recommandation yi ci waat ci réew yi nga xam ne bëgg ngeen fa dem beneen point bi ci mujj mooy labellisation nee nga ak village artisanal kooku tam ministre de l'artisanat dana ko def dana ci jël ay mesures puisque département bu bees lépp lu département di am war nañ ko jox loolu waral créer département conséquence bi mooy dañoo am budget boo xam ne pour jox leen mandarga département donc loolu bokk na ci un village artisanal incha allah li sama xalaat rek mooy seen département bi fan la ñu amee espace pour mën a defar kuréel yooyu yëpp mais bu maire yi dajaloo les 6 maires ak président du conseil départemental bu Kër Massar avec le préfet war nañ mën trouver solution ci loolu kon loolu laa doon bëgg a tontu suñu xarit Singo si di xaar beneen laaj